fekk première édition bi ñu démarré daaw ak ren am na ay garab yu ñu defoon ci mbedd yi est-ce que mën nga si ñëwaat ci lu gaaw ci loo xam ne mën a gam Koungheul Ville Verte. voilà merci Matar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen nuyuwaat di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di wax yàlla ñu yàlla boole jàmm di ñaan gis nga ñi ngi dem Koungheul Ville Verte mais malheureusement mi ngi tombé waat ak troisième vague coronavirus nekk variant Delta donc daaw xawoon na tombé gis nga ren ba tey mbas bi mi ngi fi donc ñi ngi fàttali ñëpp ne ci loolu la ñu nekk ñi ngi ñaan yàlla jëlee ko fi ak jàmm te ni ñu ko defee woon daaw nga xam ne respecté woon nañ distance yi jëloon suñu ay masque doon raxasu ak lépp fas nañ ko yéenee doxale noonu ren su loolu passé ba mu nuyu ñëpp ba pare maa ngi wax ne effectivement defoon nañ ko daaw ça c'était vraiment très bien passé première édition bi le 15 août la woon fas na jéene nag le 15 août bu ne incha allahu rabi ñu defaat Koungheul Ville Verte daaw bi ñu ko defee ñu fàttaliwaat leen ne ci suñ ay doole bopp la ñu sukkandiku woon pour mun a def Koungheul Ville Verte suñu ay cotisation ak suñu ay adhésion lañ def woon Koungheul Ville Verte yàlla may ñu yëkkati programme bi ci turu le président de la CDK Ablaye Mbaye mu jël ko nag moom teg ko ci loxo vice présidente am Adja Mame Fatma Diop Mame Fatma Diop nag yëkkati ko teg ko ci loxoy Abdou Aziz Diop suñu grand frère moom itam mu conduire ko vraiment lépp lu ci technique rek moom moo ko doon diligenté donc waa CDK yëpp nag bootu ci gannaaw ñooñu ba def première édition bi mu jaar yoon hormis suñu ay cotisation ya ñu doon def autorités yi ci dëkk bi aussi nekk ay doomi Koungheul jàppoon nañ ci le conseil départemental jàppoon na ci la mairie jàppoon na ci ak yeneen i particuliers yoo xam ne ci dëkk bi la ñu dëkk ñooñu li tax ñu cité leen nag conseil départemental ak mairie parce que dañu nekk ay institutions yoo xam ne dañ leen fekk ñu nekk ci dëkk bi noonte ñun dañu ñëw ak suñu doole sax te fekk leen fi ñoom war nañ leen tàggu ne leen de bëgg nañ def lii donc appuyé woon nañu am na yeneen doomi dëkk bi yoo xam ne aussi appuyé woon nañu ñu ngi leen di gërëm ren it bu ñu ko sumbee ñooñu laaj nañ leen seen i appui képp kuy autorité politique ak étatique aussi ñu ngi leen di laaj seen appui ci loolu am nañu signalé wu fii ñu toll di wax ak yéen nag vraiment mun nañ ne benn nit lañ ci gisagum appui ñooñu ñu indiloon appui yëpp ñu ngi leen di xaar rafet nañ jot ne bala ñu àgg le 15 danañu ñëw évaluation bi nag lañ defoon daaw évaluer nañ ko parce que vraiment liggéey bi biñ ko sumbee dañ ko tegoon ci loxo ku xarañ muy suñu frère Diafara Sadiq Fofana ba nga xam ne lépp loo xam ne defoon nañ ko daaw rek def na ko tënk ko ci ay documents teg ko ci documents yooyu nag lañ sukkandiku ba xool évaluation bi xam ne am nañu réussite plus de 65%. li tax ñu am ko c'est parce que ñañu joxoon seen i garab def nañ seen i kem kattan ba jëmbat ko suuxat ko doon ko sàmm mais nag dañ ci amoon problème bi mooy gabion yi dañoo amoon maayu filet boo xam ne gém ñu jur gi dañ ci doon xaj looloo yàq lu bëri ci reboisement wu daaw bi moo tax ren ñu bëgg ko rectifier changé nañ gabion style bi changé nañ grillage bi te fas nañ yéene daal ñëw ci bu baax a baax ba nga xam ne ay bi nga xam ne gisoon nañ ko daaw mu bañ ñu ci fekk ren vraiment ñu ngi ci remercier ñëpp di xaar ñëpp aussi suñu àggee le 15 ak jàmm nit ñi ngeen massivement def reboisement bi nañ defoon daaw nag nga xam ne am na ay garab yoo xam ne tegoon nañ ko ci loxo Jaafara lu jege 1000 plants ba nga xam ne ku soxla woon rek soo bindoo ci moom mu jox la loolu lañ fas yéene def ren suñu reboiser ak suñu war a accès reboiser ba pare dana am garab yoo xam ne dañ ko tàggaat ci loxo Jaafara Fofana incha allahu rabbi ba nga xam ne Koungheul waa bu soxla garab rek soo wootee kër Jaafara wala nga ñëw bindu de toute façon nañ la may garab maa ngi leen di gërëm leen sant. ñu santaat yàlla rek di gërëm sunu président Ablaye Mbaye ak madame la vice-présidente Mame Fatma Diop mi nga xamee ne moom moo yore programme Koungheul Ville Verte bi ak tamit le chargé de l'organisation Ousseynou Sidibé nga xam ne moom it jàpp na ci liggéey bi. waaw comme ni ko Mbaxane waxee rek noonu la programme bi ren dañ ko sumb ci ñaareelu édition bi ñu fas yéene aussi ut ay garab yoo xam ne dañ koy di mettre ci disposition population bi waaye na mu demee woon daaw
gannaaw bi ñu ko nattee jàngat ko xam nañ ne ren du ko demee maanaam ren dañuy bëgg ku ci nekk nga préparer waajale gasal sa bopp pax waajal ko ensuite matuwaay yi ñu war a jël pour war a mën a aar garab gi ci gabion yi mbaaxaan wax na ko léegi danañ indiwaat beneen filet boo xam ne yàqkat yi duñ ci mën a jot kon loolu nañ ko xam loolu day nekk coppite bu bees waaye tamit comme ni mu ko waxee dañoo nekk ci ñetteelu édition mbas mi maanaam variante delta bi moo tax mobilisation bi comme ni mu daan amee daaw du am noonu dina am communication la dina am visibilité moo tax ñuy ñaan ñëpp lañ leen waxoon daaw matuwaay yi mesure barrière yi ñu jëlaat ko maanaam di takk masque yi tey laal gel yi danañ respecté waat mesures yi bu baax a baax a baax te dinañ ko organiser ci anam boo xam ne anam bu mucc ayib naam ci biir natt bi feeñ na ne askan bi dañoo soxla garab ñu ci bëri ay fruitier mooy garabu meññeef yi garabu meññeef yi ci biir kër yi dina am solo lool ndax dinañ ko mën a aar waaye tamit garabu kër yi ci biti bi moom mooy gën a gunge taaral mbedd yi parce que xam ngeen ne tey boo xoolee ni mbedd yi mel ku ne xam na ne diggante daaw ak bu ren bi bu paree mbedd yi dina gën a taaru te bëgg nañ ko def ci anam bu mucc ayib ñuy lancer appel nag population bi ne rafetul ñu jël garab jox ko nit ki ba pare mu koy sàggane mu yàqu ndax garab bi alal moo ci dem comme ni ko Mbaxane waxee nit ñi ñooy cotiser jël seen alal def ci ñiy cotiser ak partenaires yi nga xamee ne ñoom ñooy woy wallukat yi nga xamee ne ñoo ñuy dimbali ku lay wallu day bëgg la muy wallu mu am jeexital kon rafet na ci askan bi bu ñu leen joxee garab ñu jëmbat ci seen fulla ba nga xamee ne dinañ ko mën a saytu toppatoo ko anam bu mucc ayib ba nga xamee ne garab boobu bu ëllëgee bu ñu ñëwee ci 3e édition bi maanaam frais bi dana wàññeeku ci CDK parce que li ëpp ci waa CDK ñoo koy def ndax topp bi ñoom Mbaxane dama leen yërëm noor bi yëpp ñu gàddu seen moto def ci essence di wër fu nekk di toppatoo xam nga loolu jaaduwul kenn ku ci nekk dafa laaj nga toppatul sa bopp waaw góorgóorlu ci bu baax danañ ko natt nag parce que ñi ñu joxoon ñëpp kenn ku ci nekk bu ñu lay jox garab jàppal ne xam nañ la képp ku ñu joxoon daaw xam nañ la ndax bind nañ sa tur ak sa sant ak koñ bi nga dëkk ak sa numéro téléphone ak xeetu mais garab bi ñu la jox moo xam garabu ker la moo xam garabu meññeef la waaw loolu moom yaakaar naa ne dinañ ko gën a doxalaat noonu tàmbali nañ mbind bi commencé nañ mbind mi ku dem ci Ousseynou Sidibé mën ngaa bindu ku dem ci Mbaxane Diop mën ngaa bind ku ñëw ci Jaafara Sadiq Fofana aussi mën ngaa bindu ñetti liste yooyu la ñuy boole buñ ko boolee ñu tënk ko boobaa ku soxla garab da nga ko mën a jot. est-ce que ren mën nañu xam nombre bi ngeen indi ren ci garab. waaw ren nombre bi xam naa ne moom Mbaxane dana ci ñëw parce que demoon nañ ñoom def commande bi en tout cas bu commande bi ñëwee yaakaar naa ne dinañ mën a wax ne peut-être daaw xëj na defoon nañ junni ren bu ñu mënee am ñaari junne ba ñetti junne ça dépend daal xam nga nit ki da ngay am objectif waaw mais nag objectif bi nisër bi moom li ñu bëgg mooy que ne garab yi gën a bari mu ngi aju rek ci li ñu am ci ay moyens waaye li ñu wax rek mooy askan bi moom la cay seen warugar mooy nañu fexe bu garab bi ñëwee ñu mën a gas pax yi mën ko toppatoo gas pax yi nag waajal ko def ci ay tos comme yàlla jaa ngi taw bu ko defee mu mën a nëbaale ñaari fan ñetti fan balaa la 15 bu ko defee bu ñu ñëwee ñun samp rek lañ ciy def voilà di rafetlu aussi. quartier yi wala ay quartier ciblé wala ku bindu ku nekk rek foo nekk dañ la fekk jox ko garab. waaw yaakaar naa ne ku bindu ku nekk rek foo nekk dinañ la jox garab surtout rawatina quartier yu bees yi xam nga quartier yu bees yi moom bëriwul ay kaasiya max yi bëriwu fa donc ñoom bu ñu gënee mobiliser wu ñëw danañ mën a am garab parce que foofu moom daanaka yàq bi demeewul noonu daal. jërëjëf monsieur Diafara kon je crois que leer na je crois que am benn kii bu ci yokk. voilà gën a remercier la population de Koungheul rek ni ñu defoon ba sàmm seeni garab am nañu ci deele xam nañ li tax garab yi dee dinañ ci indi apporter solution mais nag garab gi aussi 90% li tax garab gi du dee ki ñu jox garab gi moo ko ciy def ndaxte suñ la indilee gabion indi la garab jox la Mbaxane du Jaafara du keneen mooy ñëw di la ko toppatool garab gi am na benn moment boo xam ne dafay am hauteur yow yaay rallonger sa gabion def ci sànke ba rab yi duñ ko yàq am na partenaire boo xam ne aussi il faut ñu remercier ko parce que accompagner woon nañ ñu daaw mooy le lion vert waa Yendaan waa accompagner woon nañ ñu daaw te fas yéene nañ ñëw aussi accompagner waat ñu ren dana ñëw déjà le 15 fekkee ñun reboisement bi
te dinañu indilaat artémisia parce que artémisia aussi dafa nekk plante bu am solo boo xam ne am na solo te bëgg nañ ko def ci kër yi te it bëgg nañ ci def tool loolu ñu ngi ci remercier déjà suñu ay xarit yi nga xam ne taxawoon nañ ci daaw ku mel ni Seyni Top vraiment amoon na ci taxawaay bu rafet ba liñ indi woon ci artémisia moom moo ko yore woon Jaafara aussi am na lu ñu ko ci dénkoon moom itam lañ ko ci dénkoon vraiment fex nañ ba sauver espèce bi maintenant ren aussi danañ ko indiwaat ñu ngi dee remercier déjà Petit Badiane bu mairie exeegul ci moom mais moom il est disposé à nous prêter son champ boo xam ne am na château d'eau ak lépp ba nga xam ne foofu aussi dinañ fa def artémisia bi te danañ séddale artémisia ci biir kër gi donc waa Lion Vert ñoom itam ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax parce que ay partenaires bi am solo lañ ci liggéey bi. rendez-vous incha allahu rabi le 15 comme d'habitude mais nag comme ni ñu ko doon defee le 14 defoon nañ kaamil kër suñu grand frère Aliou Top ñu ngi profité di leen ñaanal parce que ñooñu suñu ay partenaires ay membres fondateurs MFO membre fondateur u CDK lañu te yàlla def na nekkatuñ fi ku mel ni Aliou Top bokk na ci El Hadj Aliou Top bokk na ci Omar Dieye bokk na ci Pagay Kane bokk na ci suñu grand Dieng bokk na ci comment suñu grand Dieng bokk na ci madame Gassama bokk na ci ak Alioune Badara Camara yàlla leen yàlla yërëm xaare leen àjjana te jéggal leen seeni bakkaar en tout cas fas nañ leen ñaanal def ay kaamil le 14 kër El Hadj Aliou Top le 15 ñu jublu ci reboisement bi le 15 au soir danañ def projection film wax ci mbiru feebar bi ak mbas meek lépp le lendemain 16 danañu dem ci Jaafara artémisia visiter ko visiter bu Seyni Top ba pare def opération mise en sachet ay bouture li ñu war a dénk nag Petit Badiane moom itam ñu dem ba fu ci moom dénk ko te yaakaar rafet njort ne suñu dellusiwaatee déwén ak jàmm danañ fekk ñu garab yi màgg te artémisia bi aussi dana dund bu baax maa ngi leen di gërëm leen sant leen ñaanal jàmm. waaw xanaa di gërëm waa xibaaru Bambuk waaye itam di wax population bi rek comme ni ko Mbaxane waxee programme bi ñëpp fexe daal génn ñëw jël si garab yi wala ñëw bindu parce que ki déplacé wu ñëw bindu kooku moom vraiment wane na ne kooku pare na pour toppatoo garab bi waaw kon loolu rek lañ doon wax voilà di remercier Adama Tunkara mi nga xam ne moom mooy trésorier bi ak mboolem koo xam ne rek CDK nga bokk voilà ñu ngi leen di féliciter di leen gërëm rawatina partenaires yi nag bu ñu ko waxee kenn fàttewu ci conseil départemental fàttewuñu aussi mairie bi waaye itam service eaux et forêts ndax bu ñuy wax garab ñoom ñooy suñ partenaire ñooñu soo gisee duñu leen di faral di parce que ñooñu ay partenaire stratégique lañ ñoom lañ koy defal kon ñoom di wax ne nañ ca dugale woon seen loxo daaw nañ ko ci gën a dugal bu ñu leen xaar ndax loolu compétence transférée te ñoom la ko yàlla dénk kon bu une association faîtière ñëwee di leen ci jàppale kon nañ ko jàppale waaw di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp daal. muy deuxième édition bu xam ne waa CDK dañ koy def fii ci Koungheul ñu ngi ci oo ñëpp ñu xam ne ñu ngi nekk ci Koungheul wala nekk feneen ak feneen kon mbokk yi yéen ñi xam ne tim daaw teewal ngeen ci première édition bi gis ngeen nu meloon mu nekk lu rafet su dëkk bi yaa ngi trop ci ay garab ñu ngi leen di oo yi tim ngeen ñëw bokkaat ci deuxième édition bi mu nekk le 15 mais li ci am solo rek mooy que xam nga ne am nañ ay disparu comme ni ñu ko defee woon daaw danañ wàccee kaamil pour ñaanal ñooñu ñu xam ne bokkoon na ci CDK te nekkoon fi buñ ci paree dañu am benn film boo xam ne danañ ko mën a diffuser pour am lu ñu waxtaanee ci njëriñu garab ak li mu lëmboo lépp mais nag bu ngeen fàtte ne encore tim artémisia daaw andil nañ ko fi cette année ci tim Jaafara ànd ceeg Père Mbaxane Diop ñoom ñëpp dinañ ci waxtaan pour askan bi gën a mën a comprendre artémisia li mu mën a faj yëpp ci Sénégal mbokku Koungheul lii lañ leen jëlee loon fii nii ci déclaration bi xam ne Mbaxane Diop def na ko ànd ceeg Jaafara Fofana joxe rendez-vous le 15 incha allah fii ci biir Koungheul jërë ngeen jëf.